jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci la jotaayu xibaar daañ ko door taxawaat ci rek ñeent liir yu tooy xepp yi nga xam ne nag ñoom ñoo génnoon àddina ca hôpital Magatte Lô diwaan bu Linguère jamono yi nag jàppaleen ne ki nga xam ne nag moom la ñu dénkoon woowule hôpital di directeur ba moom docteur Abdou Sarr nag di njébbal njaalam njabootuk ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ci loru naka noonu itam jamono yi jël na ab dogal daal di delloo lenge yooyu nga xam ne moom la ñu ko dénkoon ndax itam bu ko tëgg gàkkal benn yoon liggéey boobee nga xam ne dénkoon nañu ko naka noonu itam muy bëgg rek njiit bu Sénégal daal di wëyal li nga xam ne naal na ko ci mbir moomee dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Mamadou Moustapha Ndiaye ak Omar Ka. wax ji bari na ci te ba léegi fi ñu toll nii kenn mënu la wax ne lii la ñu naan garde am na garde amul waaw garde bi nekkoon na fi. liggéey na liggéeyam ni mu waree en tout cas ñi nga xamante ne dépendre nañ ci man suspendre naa ko ñi nga xamante sax dañuy dépendre ci ministère de la santé et de l'action sociale ñu ngi xaarandi gisaguñ ci dara ba léegi. maintenant je pense que il faudrait que ñu xool saytu li nga xamante ne moo waral lakk-lakk bi ba lii jaye bi am ci. ba tax na fu ñu toll nii bëgguñu def xatal bëgguñu xatal kenn dañoo bëgg l'enquête suit son cours et d'ici là président Macky Sall depuis le 15 février 2015 dafa jëloon décret boo xamante ne daf ñu wóolu woon ñi nga xamante ne ñu ñooy docteur Abdou Sarr pour que ñu diriger hôpital Magatte Lô de Linguère jàpp naa ne booboog léegi sax def na juróom-benn at ak ñaari weer ñu def suñu kéemtalaay kattan xooluñu dara. defuñu dara def suñu kamtalaay kattan pour jël hôpital bi yóbbu ko ci fi nga xamante ne ku ko gisul aussi dégg nga ko ba tax na tey ji pour ñëpp mën a nekk à l'aise dañuy porter ñu ngi wax ne ndomb tànk gi nga xamante ne président dénkoon nañu ko ñu delloo ko ci njëkk ak teraanga pour que au moins ñu bañ a gàkkal benn liggéeyam. mbokki jàppale ne nag njabootuk Abdoul Kader Johnson ñoom ñooy sàkku yoon daal di def liggéeyam ci mbir moomee nga xam ne am na ba lu tax nag seen ak doom daal di génn àddina ca école police ki nga xam ne nag moom moo di waajuram moom Rasoul Johnson nag li mu xamle moom moo di xelam tey na bu baax a baax ci certificat bu genre bu mort wi nga xam ne daal nañ koy fësal naka noonu itam xam ne rek ne du bàyyi mbir mi mu seddee noonu jamono yi ma wax ak yéen nag li nga xam ne moom moo di néew bi nangu ñu ko jël benn yoon njëkkati na ay kàddu dénk ko suñu ay ndaw Pape Fara Ñing ak Amadou Ba ci reportage ñu seetaan. De ma foi sous le sceau de mon serment d'officier de police judiciaire, d'accord. ab waajur boo xam ne ba léegi mu ngi nekk ci choc waaye la mu bëgg rek moo nekk dëgg gi feeñ ci faatuk doomam bi nga xam ne moom fële ci école police lañ ko doon formé muy dellusi ci waxtu yu mujj yu Abdoul Kader Johnson. mënu soo wax sa doom boo tëddee ci benn civière di wax ak tey yow wala mu woo la te mënoo xamee baatam kooku beneen mbir la condition yi laa ko fekkee mu sonn 8 mais ni ko daw 4000 kilomètres taq rip xasu xun xiif ba bëgg a dee xiif mar bët yi moom kon xamatu moon sama doom. Rasoul Johnson xelam di ñaar ci certificat genre de mort biñ ko jox. dinañ gis ci moom biñ ko traité ci autopsie loolu dafa tey xel kan moo ko def xamuñu ko parce que gisuñu signature fa mu jógee xam nañ ko ña ko jox xam nañ ko mais dafa dal xel dafa tey xel. élève policier bi nga xam ne nag moom moo faatu ba léegi kenn denc ko papaam dafa bañ jël li di néew bi. document bi wane ni moom suspect la te l'exige autopsie légale autopsie médico légal gisatuñu ko te waaj a ko yor na ko ci ko joxe te ba xale bi dee mu yëg ni maa nga fa dafa daw ñëw clinique yi wàññee radiographie bi ci yaram bi wane code yi détaché wu ci code vertébral bi maa nga fa wala war na fa nekk bokk mais bu ñu koy jëlee sax y a des copies qui sont là-bas. Rasoul Johnson di contesté bu baax a baax résultat yi génn ci autopsie bi jàpp ne mort naturelle la waaye tenté nañ ba sonn woowaa police waaye mënuñu leen jot.
Pafra ñi ngi ñuy ñaan yàlla ñu génn àddina ñëpp nag suñu borom daal di leen di àtte ci li nga xam ne moom moo di yërmandeem ñu wéyal xibaar yi jàpp leen ne mbokk yi ci atum 2020 woote yi nga xam ne nag SAMU daal na koy jot ci xayma ëpp na lu tolloog 7 millions yi oote lu ni mel nag directeur ba moom moo ko yëkkati ci kanamu jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram fii ci réew bu Sénégal moom Abdoulaye Diouf Sarr ginnaaw itam bi ñu doon daloo siège bu SAMU national bu yees bi nag daal nañu jot ay jumtuwaay yu mucc ayib lu ni mel itam li tax mu am di coopération sénégalais luxembourgeoise wi nga xam ne nag ñoom ñoo tax woowule dogal ñu daal di koy am Modou Fall ak Mohamed Sow Dieng ñoo ñu fa teewaloon ñu seetaan reportage. gestion urgence yi nekk priorité bu état bu Sénégal inauguration tey ab bâtiment gu yees ci hôpital Fann bokk nag ci tontu yi nga xam te ni état bi yëkkati na ko ci wàllu woowee mu doon nag siège bu bees tàq bu SAMU national ak centre simulation médicale soins ak geste urgence yi loole nekk kon njëriñ ci askan wi. sa mission principale. mission bu njëkk moo di fexe ba malaat yi moo xam ñam gaañu gaañu am soin bu gaaw boo xamante ni méngoo nag seenu gaañu gaañu jaar nag ci ab régulation médicale boo xamante ni dafa mucc ayib ak lii di wane ci wàllu coordonnées bu fekkee ni catastrophe am na. ci mbas mi nag SAMU national wane taxawaay bu am solo ci gestion li nga xamante ni moo di épidémie bi. bu dul woon SAMU national kon bilan Covid 19 bi dana diis lool ak ñoo xamante ni dana ñàkk seen bakken ci xayma boo mënta natt kon SAMU national am na solo. boobu la njëriñ boo ko dee xayma ci wàllu woote ñu jot ay millions yi nga xamante ni traité nañ ci tamit ci lu tolloog 2 millions lu teg. si 2020 jot nañu plus de 3 millions 300 appels mais 3 millions 300 appels yi seetlu nañu 2 millions presque 2 millions 800 yi décroché nañ ko loolu lu am solo la. yeneen i sièges daañu leen inauguré fekki jamono rek ci mboolem région wu Sénégal gannaaw nag ab coopération bu dox ci diggante Sénégal ak Luxembourg boobu la coopération sax may Sénégal mu daal di réceptionné ay ambulance yu yees. Modou Fall coordonnateur bu cadre unitaire des syndicats de la santé et de la justice nag teggiwuli gëtam benn yoon ci rek xëpp wi nga xam ne jëriñ dénk wàllu wér-gu-yaram mi ngi koy xëpp ñeñ ci yëngu ci wàllu kër docteur di bañ di dem rek ci yenn ci ay gox yoo xamante ni tax na ko sori fii ci réew bu Sénégal jël na exemple ci gynécologue wi nga xam ne nag bañ naa dem dellu ca postam diwaan bu Kolda moonte day mi ngi woy di jot li nga xam ne moom moo di salaire am ba tey Cheikh Seck am na yeneen i mbir yoo xamante ni daal na ko toftal fàttali ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ñu teewlu ay kàddoom ci micro Chérif Dia. loi 6133 moo régir ñun ñëpp fonctionnaire te dafa am lu mu tënk mënuñu la affecté nga bañ a dem bu fekkee ne affectation boobu nag jaar na ci yoon laa wax bu fekkee du affectation arbitraire mais bu fekkee jaar na ci yoon nga dem d'autant plus que yow bi nga ñëwee non seulement bi ngay jàng dan la bàyyi nga conserver sa salaire ba pare yokkalaat la ci benn bourse bu 300 000 francs ak yeneen avantage yu ñu lay jox nga pare nga jël engagement nga ni da ngay dem ñu yóbbu la ci àll bi nga toog dem def sa prise de service ñëw fii Dakar tëdd fi toog pendant 14 mois ti koo xam ne dinañ la fay presque ay 600 000 wala 700 000 boo ko multiplier ci ñaari at ñaata la presque 14 millions la 14 millions nga mën ko dugal sa yow sa conscience sax waru la may loolu. tey jii boo demee fii hôpitaux yu nekk ci Dakar yëpp mënoo am benn hôpital boo fii dem à partir de 18 heures nga fekk fa senior bu monte garde ministre bi ne woon na da koy régler comme ni mu def nii defoon na ko bind note mais fan la mujj est-ce que am na autorité pour contraindre leen ñu ñëw garder. ay junni liggéeykat mbokk yi xam ngeen ne yegg nañ njeexital yi bu baax a baax ci jàngoroy coronavirus bari na itam ñoo xamante ni dàkk nañu leen ba tax itam coalition des centrales syndicales sénégalaises nag di sàkku ñoom ñooñee nag ñu daal di leen di jëlaat xam ngeen ne ñoom ñooñee ñu ngi waaj bu baax a baax li nga xam ne moom moo di benn fan ci weeru mai ngir rek ñu gën a yëglu Maymuna Njaay ak Thierno Laurent Mendy ñooñu teewaloon ci ndaje wi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ni ki tey ñu seetaan. juróomi centrale syndicale ñoo toog nii daje di fi waxtaane ëllëgu liggéeykat yi ci jamono bi nga xam ni dañoo xayma ni ñi nga xam ni seen liggéey am na ay jafe-jafe ci mbas mi dañ koo jàpp ci juróom-ñetti fukki junni ak lu teg. plus de 60% en tout cas ci liggéeykat yi bu ñuy xool daanaka ci contrat wu intérim la ñuy nekk yoo xam ne amuñu benn protection sociale. lépp luñ ci mën def au plan travail. en tant que coalition dinañ ko def. bi ñuy waajal nag bés bi ñuy jagleel lu liggéeykat yi la ñuy yëkkati yile kàddu ñoom seen coalition bi bëgg nañu itam ñu teg fi ab fonds boo xam ni dafay sàmm xëy yi. ñu ngi woo état bi mu mettre en place un fonds spécial ni mu defee fonds spécial pour
xëyu ndaw ñi mu def benn fonds spécial pour préserver emploi yi nga xam ne dañ leen menacer ou bien ñi nga xam ne seen emploi dañ ko ñàkk. ñoom ñi jiite ay centrale syndicale bëgg nañu itam administration bi ñu dénk xëy mi ñu gën koo dooleel ndax kat liñ ko sant mu mun koo def te bu ñu salfaañee mu mën a àddu. voie de concertation ak de conciliation la jàpp bu loolu weesee dañ lay bàyyi ak tribunaux yi aussi xam ngeen en général ñaata mën nga toog ay at am ndam sax duñ ko appliquer. ngir àq ak yelleefu liggéeykat yi ñoom nee nañu dañuy doon benn say ñu ngi xamal sax ni at mii dinañu jébbal njiitu réew mi cahier de doléance ñu fàttali ni at bi ñu weesu amutoon. Maimouna Ndiaye yeneen ñi liggéeykat di ñuy liggéeyee ci Twyford jamono yi nag jàppale ne lu tolloog 25 ci ay liggéeykat xam ngeen ne tegoon nañu leen loxo ñi amaloon lu ni mel di gendarmerie nationale lu tolloog itam 15 ci ay délégués yoo xamante ni dàq nañ leen ki nga xam ne nag moom moo di Innocence Tap Ndiaye nag di sàkku ci directeur woowee mu daal di dikkaat ci dogal wi nga xam ne jëloon na ko ngir rek jàmm mën a wéy ci boobule société. Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye. Ça fait déjà quelques mois ñun yëg nañ ne entreprise boobu dañu am ay jafe-jafe te ci fàttali usine boobu bu ñu koy inauguré dafa nekk loo xam ne ñëpp lañu amoon yaakaar te loolu baaxul parce que liggéeykat yi déjà ñi ngi dund am dundin bu metti ci wàllu mbas mi mu am impact ci population générale mais aussi ci bërëb liggéeykaay yi donc direction bi aussi dafa nar a mën a waxtaan ak ñoom ba ñu mën a am solution ci seeni problème waaw su mayul ñun dinañ si dugg parce que man nee naa dinaa leen woowaat xëy na sax balaa ma fiy jógee dinaa leen woo wax ak ñoom woo seen directeur. mbokk yi jàppale ne nag PCA bu groupe Futur Média amaloon na ab doxu nemmeeku ci imprimerie Futur Industrie yi nga xam ne daal nañ koy taxawal ànd na ci ñoo xamante ni nag ay cëslaay lañ ci li nga xam ne moom moo di groupe Futur Média moom Youssou Ndour wëy di ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi waaye tam di wax solo si nga xam ne woowule imprimerie amal na ko ngir rek daal di jël ndaw ñi ngir ñu am ab xëy dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Dieynaba Seydou Ba. projet bi maa ngi koy def dans le cadre de la diversification dañu juddu doon GFM di dem ci rajo di dem ci topp yépp pour bañ a lim après ñu nekk ci contexte boo xamee ni que il faut diversifier pour dëgëral emploi pour am indi confiance ci travailleurs yi ndax ci année yi ñu weesu bari na ay yu bees yu ñëw perturber un tout petit peu le travail traditionnel de la presse yàlla di ñu dimbale bu nga xamee ni que Birane am na xalaat bi ñu teg projet bu mel nii ànd ci nag ak ñu bari ñoo xam ne dañu ci jàppale waaye ñu teg projet bi biñ ko tegee yàlla indi jafe-jafe yooyu ma doon wax te teewul ba ñu commencé dañu jël personnel bii ngeen di gis fii yàlla def na juróomi at ñi ngi fii ñi ngi leen di fay te yëfi ubbiwul je pense que Afrique sowu jant bi amul benn investissement bu toll nii ci wàllu dëgëraay ci machine ci wàllu performance yu mu soxla machines yi nag wax na ko léegi machines yi dañoo bëgg a lekk machines yi dañoo xiif machines yi mën nañuy tourner 24 heures sur 24 mu répondre ak li nga xam ne moo xew ci jamono muy ñëpp di wax waxu emploi te comme ñun yàlla def na mënewuñu wax jëf lañu mëne ñu invité sunuy responsable yi nga xam ne ñoo ŋànk kër gi pour wan leen ne que d'abord nekkuñu ci yoonu caaxaan yoon wu dëgër la ñu nekk bu ma déggee ñuy wax emploi ma ne dama leen da ngeen ma ca fekk fii bëgguma service commercial fii centrale la je demanderai à la direction ñu liggéey permettre aux Sénégalais, à tous les Sénégalais éligibles ñu nekk ay apporteurs d'affaires.
mbokk yi boobule élément foofee la ñuy jaar daal di buural yi la jotaayu xibaar dig daje ak rédaction bu télévision Futur Média lu mooy loolee tam ma bàyyi leen ngeen wéyee ak suñu ay programme jaa ngeen jëf mbokk yi ndogu jàmm.